xarit ñu leen nuyu di leen jaajëfal ci teewlu bi seen émission face to face amaat mbégte dellu siwaat ginnaaw koor gi tey nag ñu prier ci sunu premier numéro reprise bi kenn koo xam ne kenn du leen ko présenté ci Sénégal mu fës lool ci wàllu politique ak na mu ca fësee ci anam bu rafet muy le président Mamadou Diop Decroix honorable député njiital AJ/PADS di tamit kenn koo xam ne ci opposition bi bokk na ci njiit ya ñu am nag mbégte dalal ko tey sunu émission ngir waxtaanee ak moom li xew ci réew mi taataan xalaatam ak it jàngatam mu jàppale ñu aussi ñu comprendre yenn mbir yi nga xam ne dese na leer suñu bët honorable député Mamadou Diop Decroix ginnaaw bañ la jaajëfalee gërëm la ci li nga daggee soxla yu bari ñëw waxtaan ak sénégalais yi jaare ko ci sunu plateforme ñu gërëm la sant la baal la ak déwénatil la ci koor gi ñu génn bàyyi la nga nuyoo ak sénégalais yi lay teewlu di la seetaan. jërëjëf soxna Aïssatou maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di la gërëm di la santati ci li nga ma dalal ci sa ëtt bile di face to face profito ci quand même nuyu bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ne ci Sénégal ñi ne bitim réew di nuyu itam waa TFM yëpp tàmbalee ko itam ci seen patron Youssou bon maa ngi balu àq itam Sénégalais yi ñuy déglu di leen baal àq di ñaan itam jullit yi ci jota woor yàlla nangul leen seen koor jéggal leen ci seen i bàkkaar di ñaan jàmm ci Sénégal di ko ñaan itam ci àddina bi surtout ci Palestine di ñaan yàlla jox victoire Palestine ci sionisme rafet na honorable député dugg bi baax na léegi nag ñu dugg ci xolu émission bi ndax temps amul dooree ko ak fàttaliku ak jàngat muy Sénégal mois de mars bi ñu weesu amoon ay xew-xew yu doy waar yu tar yu fi xew ba ay bakkan rot si ñuy ciy profité waat di jaalewaat encore une fois mbokk ñi loru ak ñi nga xam ne am nañ si ay gaañu gaañu émetu mars yi Mamadou Diop Decroix laa la bëgg a laaj yow à titre personnel tey ban jàngat nga ci def. jërëjëf Aïssatou li xew mars dafa nekk loo xam ne daanaka mosu fee am en tout cas bi fi tubaab yi jógee ba tey mu laaj ñi am xam-xam politologue waaye aussi sociologue waaye aussi anthropologue waaye aussi ñu bare parce que dafa bari ay pàcc ay tomb yu nekk ci li xew ci weeru mars wi ñu génn ci Sénégal noo ngi koy jàmbar ñun ñoo ngi koy jàngat pare gunu mais mën naa laa tënkal fi nga xam ne fi lañ ci toll fi ñu ci toll mooy dafa xam nga boo amee su nawet jotee nawet mu taw day am ay yooni ndox yoon yu ndaw ndox mi jaar fii am na barab boo xam ne fa la ñuy daje foofu bu ñu fa dajee ndox mi day am doole lool pour nga téye ko day jafe dafa mel ni nag ay yooni ndox yu bare yu doon fu ndox mi doon wal moo daje ci mois de mars bi xam nga laata ñuy yegsi ci mois de mars bi gis nga ne amoon na ci weer yi ko jiitu ay gone yu bare yu faatu ci géej gi mbëkk mi kenn xamut nu mu toll ñi faatu dëgg la ñi kenn gisut ak yu mel noonu donc loolu jafe-jafe la woon déjà mbas mi aussi boo ko seetloo ñëw dooleeku ci couvre-feu yeeg gone yi bon mënuñu dem liggéeyi mënuñu daani seen doole situation bi
metti boo ko seetloo sax gars yi doon nañ def ay descente ci mbedd mi bu guddee bu ñu ne couvre-feu xale yi génn taal pneu yi ci mbedd meeg yu mel noonu loolu am na ci manque de perspective ci jeunes yi emploi c'est-à-dire ndaw ñi amuñu xëy te yaakaaruñu xëy d'ailleurs moo tax ñuy dem ci mbëkk mi loolu ci la facteur politique yi aussi ñëw na bokk ci mbir mi facteur politique yi mooy déjà contentieux yi opposition bi am ak pouvoir bi dafa bare maanaam ay déggadiku yu doy waar yoo xam ne mi ngi fi boobaak léegi kenn lijjantiwu ko Macky Sall woote woon na fi dialogue am ñu dem am ñu demut mais gis nañu tey jii ne même la nit ñi yaakaaroon ne dañ ko mën a lijjanti ci dialogue bi lijjanti ko dialogue moom presque amatul sens d'accord mu ngoog loolu it ñëw fekk si nag affaire boobu nga xam ne dañ ko jiiñ Ousmane Sonko voilà gars yi jàpp ne ah non kon léegi moom ci le monde politique la sphère politique jàpp ne c'est un autre complot bu pouvoir bi yëkkati pour vraiment faagaagal opposition donc mën naa ne yooyu yëpp moo daje dal di jur émeute yi am ci mois de mars defe naa itam am na lu ci yokk maanaam ci fukki at presque les président Macky Sall léegi moo am fi fukki at ci fukki at yi am na ci yu fi xew yu xaw a bare yoo xam ne kilifa yi sàkk woon nañ ci njekk waaye defaluñ leen ko loolu it dafa ñëw yokku ci parce que boo ko seetloo kilifa yi xaw nañoo maandu ci ay waa ci mbir mi day bi ñu demee nag ba mu xaw a ëppi loxo ci lañ ci daal di dugg parce que dañ daan sàkku njekk pour jàmm am pour dal am mais daawuñu leen ko yombal lool waaw xam nga ci loolu sax ci kilifa boobu nga wax gis nañ ne ci émeute yi ba mu amek dal sëñ Mountakha Mbacké ñu koy dox wàccuwaayam boole na la ci ni ñu mën a tuddee missionnaire ñoo xam ne yéen am daal médiation bu ngeen def pour jàmm dellu si yow ak ñoom Maître Madické Niang yi ni mel foofu nag bëgg naa nga wax ñu connexion bi naka la demee xam naa ne moom sas bu rëy la te dem honneur la boo xam ne tegu na sa kaw ak surtout médiation boobu lan moo si gënoon a yomb ak lu si gënoon a jafe. waaw sëñ Mountakha day sama lépp. yàlla na fi yàgg te wér. day sama lépp nag te loolu d'abord mooy sama sëriñ. mooy sama sëriñ. laata muy doon xalif général des mourides. laata muy toog maanaam ñu tudd sëñ bi di ko tudd muy sëñ Touba. ci kaw suuf dafa nekk sama sëriñ. parce que bi ma amee fukki at ak ñaar lañ ma teg ci loxo Cheikh Mouhamadul Bachir. moom sëñ Touba ci njaareem. tàqali ko waa ma ak moom ak sëñ Moustapha Bassirou. yal na yàlla yokk leeram. maanaam sama dara ump ko. yàgg na maa gis itam may yëngu. ci ak ci li ma daj aussi ci politique. yàgg na ma cee ñëwanti waaye mësuma ne bàyyi ko. ndax xam na ne li ma nekk du lu nit mën a xeeb walla lu ñu mën a am luñ ci wax. xam na it am naa cër ci opposition bi. bon bi mbir mi xewee mu woolu ma woolu ñeneen mais kenn xamul nag ne su woo nañu sa morom. ku nekk dañ ne sëñ bi nee na. waxtu sàngam na la fi fekk. bari ay guddi lool lañ ma ko wax ma xëy dem ba ma demee fekk fa ñeneen ñoo xam ne woo na leen. ñu ràññee ci nag sëñ Bass Poroxaan sëñ Bass
Poroxaan voilà Poroxaan mu nga moom sëñ Moussa Bassirou di sama kilifa waaye di itam doom ci sëriñ bi mu boole ñu ak ma dikkee Mokhtar Souran ak Cheikh Bassirou ñu naa ko agronome ñooñu ñëpp nag di waa këram di ñu xam itam sëriñ bi li mu bëgg li mu nekk ak yu mel noonu kon loolu mënu sant di ab liggéey xam nga ab murit moom day bëgg ñu di ko sas boo ko sasut day jàq fokk sëñ bi sas ko kon nag aw sas la woon ñu dox ko ci ni ñu ko mën a doxee Cheikh Bass Porokhane def ci am ci taxawaay bu am solo sëñ Bass Abdou Khadre sëñ Bass Abdou Khadre moom itam sëñ bi da koo boole ci liggéey bi amma xëy na am maanaam feeñu ci nim ñi ci délégation bi feeñe waaye mi ngi ci woon nga ne ma lu ci gënoon a metti yow lu ci gënoon a voilà mu ngoog bon sëñ bi nag danoo wóolu ci liggéey bi jàppoon na ne moom li munu sant man nañu ko mu wan ñu ne wóolu nañu ci te yaakaar nañu ci waaye nag moom bu la santee dara rek daanaka man ngaa jàpp ne dalay baaxee ndax lam lay sant mën nga jàpp ne sotti na ba pare dalay baaxee ñoom moo tax bi nu ñëwee toog ak opposition dama naan opposition parce que maa ngi ci opposition waaye sëñ bee ma yónni donc xam nga loolu déjà dafa diis vraiment bi ñu sëñ Bass Porokhane waxtaanee ak opposition bi ñëpp dañoo rafetlu tànk yi amul naa benn lépp dafa yomb macha allah léegi on a débuté ñu dox ndax tey temps baa ngi dem tey Pierre de Silva seen naa ko mu dugg si léegi alors bu ñu duggee ci actualité ba tey dañuy des Touba ñu ñëw ci benn polémique boo xam ne judd na fi fan yi muy Ousmane Sonko bi nga tudd sànq sëñ bi recevoir na ko am ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ay kàddu dànkaafu ñu bëggoon ci loolu am ci sa xalaat mais surtout ci biir ci waxtaan wa Ousmane Sonko dafa yëkkati yeneen kàddu di tudd ci ñi ñàkk seen bakkan ci émeutes yooyu yu mars yi mu xamal sëriñ bi ne ko am na daal fukk ñoo xam ne ay murit lañu yu si ñàkk seen bakkan loolu nag di nekk kàddu yoo xam ne ñi ko rafetlu ci réew mi bariwul ma bëggoon yow bi nga xam ne wax naa ne kenn nga ci homme politique yi kenn nga ci opposition bi waaye tamit kenn nga ci yoon wi ma bëggoon loolu ban jàngat nga ci am. waaw soxna Aysatu man ñaare damay faral di maandu ci yenn commentaire parce que waxi sëriñ bi d'abord am na démb sax ku ma laaj lu xaw a mel ma ne ko sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér bu fekkoon ne ñu ngi koy déglu ni ñu ko war a dégloo kon fii réew mi yegsi du fi yegsi mais Sénégal moo xaw a doy waar moo mel noonu defe naa li mu wax bi ko Ousmane Sonko seete loolu mooy waru garam loolu la war a wax kilifa ñépp ni mu waxee noonu la war a waxee defe naa du ña fa toogoon rek ci war a dégg war cee jariñu ña fa tooguloon it war nañoo dégg te war nañoo jariñ léegi nag li kii wax wala la kee wax wala la kee wax xam nga ku ci nekk ak ni ngay sentir ni ngay sentir bon ni ngay sentir yi dafay dépendre ci sa
environnement sa trajectoire et cetera yooyu yëpp day dugg en ligne de compte moo tax man en général damay relativiser maanaam li ëpp solo pour man mooy ni sëriñ bi di déggee kiy wax ak ni muy leerale moom li mu bëgg a wax pour mu mën a amal njariñ kiy déglu mat na léegi ñu dugg nag carrément nag ci yëfu politique bi bu ñu gis yëfu politique bi Ousmane Sonko bon dama koy wax en passant ñu bëri nee nañu ne fi ñu toll nii Ousmane Sonko mooy seen chef yéen opposition bi léegi ñu agsi si élection locale yi élection locale yi ñu ngi koy jàpp le 23 janvier 2022 consensus amul seen diggante yéen ak pouvoir bi ngeen dellool pouvoir bi cëggal gu yom ndax ñoom 23 janvier en tout cas janvier 2022 lañ jàppoon mu mel ne kon seen date boobu moo jàll waaye laaj bi mooy pourquoi mënu leen woon fexe ba déggoo ci lii ba lii sotti ak itamit fichier électoral bi nga xam ne dafa yàgg nekk une vieille revendication de l'opposition te ba léegi mu mel ne dañ ko dugal ci benn kii la daal boo xam ne marronnière bu dee suñu journaliste lu ñuy wax marronnière boo xam qui revient tout le temps te bu ñu fexe ba am sotti solution bi honorable député. merci xam nga affaire u chef de l'opposition xam nga ku ko dugal ci affaire bi ci wax ci débat bi. waaw du opposition bi Macky Sall ko ci dugal. moo ne voilà damay defar chef de l'opposition mais loolu itam xam nga ci mag mu toll ni man xam naa la ko yëkkati woon. la ma ko yëkkati woon mooy man jaxase opposition bi. te am na nu mu ci réussir d'ailleurs. ci benn moment ku ne naan man a kii ne man a kii ne man a alors que moom ci boppam naru ci dara. gëmu ko woon. yëkkati ko rek pour. fénqale gaa waaw ruube. moo tax boo ko seetloo man kenn mësuma dégg. waaw may wax ci loolu. dëgg la def nañ fi opposition peut-être 20 ans 30 ans. contre Abdou Diouf. mosoo dégg ñu naan chef de l'opposition. déedéet doo ko dégg. kon fii ci ñun. ci opposition bi du ñu discuter sax loolu. duñ ko sax discuter. donc yooyu dafa bëgg ñu teg ko de côté quoi. nga Ousmane Sonko laaj nañoon ko mu ne man kenn du ma chefu kenn te kenn du sama chef. foofu la ñu toll c'est les partis souverains. ñooy daje di waxtaan. di juboo ci ay yëf di ko def. kon nag yow boobu débat pour jaxase nit ñi ñun en tout cas ñun du suñu débat duñ ci wax. voilà. léegi li ci des mooy datu wote bi ak fichier bi en tout cas lépp lu jëm ci voté ba fi Abdou Diouf nekkee 92 ñu am code boo xam ne ñun ñëpp dañ ci mànkoo ba 2014 amul benn yoon bu opposition ak pouvoir amee ay jafe-jafe ci nu ñuy wotee règle yi date yi amul ndax saa yu jafe-jafe amee bu dee opposition moo gis jafe-jafe day wax ministre de l'intérieur ñu waxtaan ci loolu ministre de l'intérieur woote waa pouvoir bi ñëw waa opposition ñëw temps Abdou Diouf noonu la woon ak le général Lamine Cissé noonu la woon même à l'époque avec kan la woonati est-ce que du woon Djibo Ka ak Abdourahmane Sow ak ministre yi fi jaar yépp nit ñi dañuy ñii toog ñu waxtaan ba juboo dox na ñaar fukki at ak juróom presque lu mel noonu kon bu ñu toogee tey bañ naan date bi d'accorduñ ci fichier bi d'accorduñ ci nangam li d'accord dafa am lu xew li xew mooy ponk yooyu ak sart yi ñu d'accordoon di ko jëfe dafa toxu ñoom dañ koo dindi li moo indi jafe-jafe yi datu élection dañ ci daan waxtaan en général élection locale parce que élection législative ak présidentielle moom mësta toxu en général toxu na su Wàdd benn yoon toxu na est-ce que toxu na ci su Macky Sall
en tout cas daawul am ay jafe-jafe su amee peut-être benn yoon la am jafe-jafe wala ñaari yoon fii nag ba sawaay toogee ba tey maanaam bi ñu jógee ci 2014 élection locale ba tey amuñu accord ak pouvoir bi date bi élection bi ci la moo tax élection locale report multiple report ñu bëri sax ñu ngi naan pourquoi parce que maire yi fa nekk ak yooyu amatuñu légitimité pourquoi sax délégation spéciale yu Ablaye Wade defoon pourquoi defaatuñu ko. c'est ça alors léegi jàpp na datu élection bon opposition bi ak pouvoir bi dañu ne ci ca dialogue ba suñ d'accordul ci lii bu kii ne dafa ñuul kii ne dafa weex buñ ci d'accordul dañ koy bàyyi moom mu jël décision li nga xam ne moo élégant woon moo moo rafetoon mooy nun bu nu nee dafa ñuul ñeene dafa weex mu jéem a seet leneen lu muy jàpp nga xam dañ naan ah moom kat kon farul ak waa këram waaye moom dafa faral waa këram noonu la ko doxale ci 23 ji ñaawlu nañu ko ñàkkul am na lu mu ëmb lu ma mës a xalaat date boobu xamaguñu ko mais ragal nañu ne am na lu mu ëmb parce que 2022 dañu war a voter aussi élection législative te am na ñu wax ne moom nee na kenn mënta organiser ñaari élection ci benn at te ba pare yaa ngi fàttaliku découpage bi am nii xam nga ñu bëri jàpp nañ ne découpage bi bu ko dëggalee kon local sa du mën a am parce que découpage ak lu mu àndal lépp lu nekk ci ginnaaw yëpp mooy li nga wax ne yaa am lu nekk ci am na ay yëf alors donc loolu muy mbir mu doy waar élection Aïssatou dafa am solo parce que réew yu bare yu am ay rëng-rëng ci élection la jógee dëgg la Sénégal mucc na ci ba fii nu tollu tembe war na noo gën a continuer di ci mucc ci kaw règle sart ak ponk yi ñu tegoon ba réew mi am dal ci élection bu ñu wotee dimanche bët set ku nekk doxi say soxla war nañoo fexe ba loolu di wéy ci réew mi fichier électoral bii nag bokkut moom ci li mën a indi jàmm ndax bi ñu ko seetee li ma lay jëkk a wax te ñi ñuy déglu ñépp war ci bàyyi xel mooy loi électorale code électoral dafa ne ci tubaab l'opposition a le droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral maanaam pas opposition parti yépp muy pouvoir muy opposition parti politique yi am nañu sañ-sañu seet fichier bi càmbar ko pour xam li ci ne mais 2012 ba tey léegi mu mat fukki at mësunoo xam lu nekk ci fichier électoral bi càmbarkat yi ñëwee auditeurs yi bi ñu ñëwee fan yii waaw yeneen rejeté lanu jot a xam li ci ne bu dutoon ñoom duñ ko xam loolee cale nag ma bëgg la cee jox ñetti tomb ba ñeent yoo xam ne ku ko dégg te dëgg tax laa jóg di nga xam ne problème am na di nga xam ne jafe-jafe am na bu njëkk bi mooy déjà le fait que opposition bi mënta xool fichier bi te am ci sañ-sañ problème la ñu wax ne am na ci extrait de naissance ñoo xam ne dañoo bindu ci fichier électoral bi ci extrait de naissance pas carte d'identité extrait de naissance juróom-ñeenti téeméeri junniy nit juróom-ñeenti téeméeri junniy nit ak lu topp muy affaire bu doy waar am na juróomi téeméeri junniy nit ak lu topp yu bindu yu changé lieu maanaam ci loolu maire yi di joxe certificat de résidence beneen problème dafa problème bu rëy moo tax d'ailleurs ñi càmbar fichier bi dañu ne nañu nangu sañ-sañ boobu ci loxoy maire yi loolu la ñu recommandé de recommandation nañu jële affaire
certificat de résidence ci loxo maire yi jox ko gendarmerie ak police parce que dañu ko saax-saaxee jaxase ko am na diggante bi ñu wotee présidentielle 25 février defe naa la woon 2019 ba ci 25 février bii weesu est-ce que mas nga ci dégg ñu ne campagne d'inscription sur les listes ubbi na déedéet pour nga yow nga mën a bindu man ma mën a bindu kële dem fekk bindu woon na Dakar bëgg a dem bindu ji Matam amul déedéet waaye ñoom bind nañ ci fichier bi 400 000 personnes 400 000 personnes dugg nañu ci diggante 25 février 2019 ba 25 février bii passé dugal nañ ci ñeenti téeméeri junni nit ci fichier bi. xaaral ñu ne luxus. te campagne ubbiwut ah. xaaral dañoo luxus ñooñu bokk. non dafa grave. loolu moom doy na waar. non c'est trop grave. ça moom c'est. alors c'est très grave. donc c'est pour cette raison que bëgguñu woon ñu xool affaire bi. mais la ma ci pexe waaw. fi may jeexale mooy li ñu naan le taux d'acceptation d'un fichier électoral. jumtukaay bi càmbarkat yi utiliser pour xool fichier bi dañu ne. bu fekkee ne li ci di ay njuumte téeméer boo ci jël 0,3 ba. maanaam boo jëlee téeméer bi xaaj ko téeméer muy benn. benn boobu nga xaaj ko ñett bu fekkee ne benn bi maanaam 0,3. moo ci am ci ay rëq-rëq. dañuy jàpp ne baax na. ñun suñu bos. 96,8 la ñu am c'est-à-dire rëq-rëq yi ne ci suñu fichier ëpp na fukki yoon li ñu war a mën a nangu ci ab fichier électoral fukki yoon ëpp na ko loolu la gaa ñi wane ak yeneen day gudd ma yemale ko foofu mais léegi honorable lii la ma ci pexe lu rëy lii alors li ciy pexe mooy li loi bi wax ne parti politique am nañ droit seet càmbar fichier bi ñun am nañu ay experts informaticiens ñoom am nañu ay experts informaticiens mais nañu dem ñu xool fichier bi li ci doxul ñu dindi ko defaraat ko jàmm na ñooy waaye bu fekkee ne yow da nga ne lii gaa yi wax dara doo ko ci def kon dañu naan waaw bu ñu wotee ji it nañ dem wote ji waaye li fi ne moom dootut fichier électoral leneen lay doon mais xam nga honorable loolu déjà problème la boo xam ne nii mi ngi fi tegee te li nga ko waxee nii moom ça dépasse l'entendement ni nga tubaab di waxee découpage bi aussi alors découpage bi moom man sama wax bariwu ci parce que dañuy jastandiku rek ñoom c'est-à-dire bu fekkoon ne découpage pour développer réew mi la pour defar Kër Massar defar Pikine defar Tëngéej defar Dakar moo ko yëkkati kon dina ko teel a tàmbali waaye mënoo toog fukki at defoo ko bàyyi ba ñuy seen élection locale nga def ko kooku dañuy xam ne da ngay politicienne da ngay làqar ci daal bon maintenant nag li ci ëpp solo pour tënk wax ji ay satu mooy askanu Sénégal moo yor cëggal guyam mën a découper junni yoon wala téeméeri yoon wala fukki junni yoon problème bi mooy nañu fexe ba sénégalais yi taxaw ni ñu war a taxawee bu ko defee lépp sotti parce que maire yi nu am fii moom dafa amatul werante ku ne xam na ne maire yi fi ne ñi ci ëpp dëgg yàq dëgg la yàq toolu maanaam coggalu golo gudd gu ci toolu mboq noonu laa ko mën a parce que lu fiy suuf ci kaw gi ak sax ci yenn réew taax yi jaay nañ ko loolu lan la nar a jur man gis naa benn document bu ñuy wax ne li ñu jaay ci ay hectares ci réew mi ëpp na juróom-benn téeméeri junni hectares ci suufu Sénégal te loolu ñu jaay mën nañu wax ne am na ci lu bare loo xam ne ay doxandéem lañ ko jaay ñoo xam ne dëkkuñu sax Sénégal fa loolu nag est-ce que dina jur jàmm ci réew
alors maire yooyu suñ leen naree delloowaat maire yi kon àddina tukki. wallaay. alors fonds de dotation fonds de concours. lu ñëw ñu def ci seeni poche. kasaree ko xam nga yow boo ne damaa bëgg a dimbali waa Kër Massar. élection jot nga jaay sa kër pour dugal ko ci campagne électorale xam nga ne loolu. ah. loolu investissement ngay def loolu moom. non Sénégal il faut. kooku moom waaw non foog ñu seetaat ko foog ñu seetaat ko. non il faut être sérieux quand même vraiment. non il faut être sérieux waaw loolu daal moom. waaw non li xew honorable doy na waar il nous reste 15 minutes 15 minutes ma bëgg a tënk ci Barthélémy Dias la mu wax fan yi ñu mu laaj amoon na fi jàngat tudd na la sax ndax yow xam nga ni fii Sénégal nit mënu wax politique ba jeexal te tudd na si ndax dëgg-dëgg doo ci kàngam bu dee am na surtout kàngam moom nga ca Barthélémy Dias nee na lii yëpp xew yi nga wax nii dénoncé ko di ay faits yoo xam ne pour la plupart méconnu du Sénégalais lambda. Parce que évidemment il y a beaucoup de brouillard. coow leen dëgg réer. voilà exactement donc moom dafa jàpp ne Barthélémy que ni opposition bi tout de même am nañ si beaucoup am nañ si part de responsabilité bu rëy ndaxte dañoo mel ne ku seetaan président Macky Sall muy doxal duñu yëngal duñu yëngatu ba tax na kee tamit di profitoo ci. boulevard boobu ñu ko ubbil moom itamit di dérouler sans état d'âme te loolu nag mu tombeek fi ñuy waxee ne yéen opposition ba tey yéen a ngi tëggaat benn front bu mag boo xam ne moo leen mën a may ngeen mën a am ay munitions yu ngeen jàmmaaloo ak président Macky Sall waaye bëri na ñoo xam ne dañoo jàpp ne seen front yooyu ngeen créé ndax fii bëri na fi ay front FRN nag nangam sangam te ba tey kenn gisul wax dëgg yàlla njariñu sur le terrain yooyu les fronts. waaw jërëjëf Barthélémy sama jarbaat la. papaam Jean Paul Dias xam naa ko bu baax. démb rek maa ngi koy nuyu di wax ci moom. nee naa it Barthélémy ko am na lu mu gëm. am na fit. xam naa nag le fait que mu tudd ma wax na ma rendre na ma hommage quand même. maa ngi ko ciy gërëm di ko ci sant parce que wax na lu rafet ci man. bon peut-être est-ce que nekkul ne dafa jàpp ne man am naa beneen taxawaay bu ma war a taxaw ci opposition bi. dëgg la. xëy na foofu la waxee aussi. xëy na foofu lay waxee mais saabu du fóot boppam te man aussi duma dafa am daal nu ma gisee àddina. c'est-à-dire li nga xam ne moo ma war dinaa fexe ba taxawe ko. léegi nag li ci des vraiment ñu bàyyi ko kenn ku ne seet ni mu jàpp ne noonu la war a taxawe mu taxawe parce que. président Macky Sall maa ngi naan Abdou Diouf 2 fukki at la fi def pouvoir 2 yoon la ma jàpp. Macky Sall def na fi 2 at la fi def jàpp ma 3 yoon. kon xam man bokkuma ñi ci toog ñi toog di seetaan Macky Sall bokkuma ci. tëdd naa hôpital 1 semaine. ci ay mauvaises conditions de détention yu ma Macky Sall teg. su marche di am manifestation maa nga ca kanam. dëgg la. kon vraiment xam naa buy wax ci opposition bu xeexut man bokkuma ci. ñaareel ba mooy bi nga xamee ne maa ngi coordonné Front patriotique pour la défense de la République 2012 mën naa wax presque ba 2015. xeex nañu fi xeex yoo xam ne président Macky Sall jàpp na fi. lu ëpp téeméeri nit ak juróom fukk. pour des raisons politiques téeméeri nit ak juróom fukk. tëj na fi kaso lu mat juróom fukki militant ay weer. kon kenn mënul ne
nit ñi opposé wuñu am na ci ñu bari ñoo xam ne dañ ay blessé dañoo blessé ci ay manifestations kon opposition bi xeex na yàlla xam na ko maintenant dafa am nag façon mu doxalin bu président bi fi nekk dugal boo xam ne du woon doxalinu Abdou Diouf te du woon doxalinu Ablaye Wade muy ban mooy doole xam nga aussi parti politique yi existé ci système démocratique ay parti la yoo xam ne bon nit ñi dañuy organiser wu pour dem élection ak yooyu waaye bu fekkee ne ki fi toog dafa décider ne moom doole lay demee day indi problème mu réorganisation parti yooyu moo tax ñu bare dañuy waaw Macky Sall daa muus non du affaire muus affaire jaay doole kay moom yomb na ëpp doole aussi voilà parce que boo yoree état gendarmerie police armée justice bi nga fexe ba ñu di la déggal alors loolu moo nu dal alors Ablaye Wade bu defoon bu Abdou Diouf bu faagaagaloon Ablaye Wade tere ko nekk candidat Ablaye du nekk président de la République Ablaye Wade bu faagaagaloon Macky Sall tere ko doon candidat kon Macky du doon président de la République dëgg la alors léegi yow boo ñëwee taxaw ci koo yaakaar ne war naa mën a gagner élection nga ne ko doo bokk. soo ko mën la jël mu ñëw fekk si. voilà mu nga jaay la doole. alors donc loolu. démocratie mooy. alors bu ay nit toogee ci ay grand place naan Macky Sall daa muus ak daa foor ak daa non. loolu kay du foor muus yomb nag foor. dafa yomb dafa yomb alors loolu nag. opposition bi man defe naa ne opposition patriotique la ñu am vraiment maanaam ñoo xam ne jàmm ak salaam la ñu bëgg ci réew mi mais xam nga parce que bu fekkoon ne topp nañu ko ci loolu kon dëkk bi day nekk kaw non kon réew mi jaxasoo bu méttee métti waaye nag aussi koo ne duma la topp fa ngeen jëm daa soriwul parce que président Macky Sall nee nga doole lay demee mais est-ce que ndax mos na ko mu neex est-ce que moom sañ na bàyyi est-ce que xalaat na bàyyi dooleem bi parce que yi mu fi tëral lii yëpp. aussi moo tax nu war a jàq. man de am naa njàqare. xam nga bi sëriñ bi yónnee. opposition bi la mu yoroon lépp mu teg ko ci suuf. nangul sëriñ bi. boobaak léegi déggoo coow. ci réew mi. dëgg la waaye na ñoonu sëñ bi nun day amoon nañu ay tawat. yu nuy tawat. lii ak lii te tawat yépp di tawat yu tegu ci yoon ñu jàppoon ne moom dina bàyyi xel sëñ bi am kersaam bu dul léppit mu def lii bu ko dee ñu mën ne moom kat góorgóorlu na kon opposition bi yéen góorgóorlu leen ci biir kii góorgóorlu mën nanoo amaat kon te lanu amoon ca jamonoy Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade nu war ko mën a amaat mais ba yëf yi nee tekk ba tey kenn déggu ko la ñu doon ñaxtoog di ko jàmbat ak lépp teg na ko fële te moom waxoon na fi sax ne après coup waxoon na ne dina créer dina installer benn commission yoo xam dafay saytu émotif jaar yooyu loolu yëpp kenn déggaatu si dara. mu ngoog xam nga ñi gaañu. ñi deele. ñi yàqule yooyu yëpp dinañ ko seet. yi la waxoon. voilà loolu la waxoon. def na discours 4 avril 3 avril waroon na mën a gërëm kilifay diine. yi nga xam ne. bi mbir mi xewee kenn yendalut kenn fanaanalut. tout à fait. daal di rafetlu seen taxawaay. gërëm leen ci sant leen ci ñaanal leen ci déggoo mu tudd leen moo tax man defe naa ne bokkunu fu ñuy waxee ak moom et le problème dans un pays c'est ça lorsque ki jiite fa mu nekk sphère ba mu nekk région ba mu nekk barab ba mu ne di fa wax di fa xalaat ak a jëfe ak nit ñi fi ñu yaakaar ne fa la ne bokkut. c'est consensus bi en fait moo mënta nekk ndaxte yaa d'un côté koo xam ne volonté bi moo des
mais xam nga tax ñu bëri di poser yow sax yàgg naa dégg mosoo si nangu wax ndax da nga jàpp ne débat la boo xam ne ni yow doo ci kii mais bii dama la ñaan rek honorable xam nga ñu bëri dañuy wax ne cette question de troisième candidature ma noonu laa koy waxee xam nga normalement ak émeutes yi xew yi fi jaar li nga ko waxee léegi Sénégal ñu bëri jàpp nañ ne xar kanam gu bees la am depuis mars 2021 ba nii ci ko am dégg kon comme ni nga ko waxee discours yi mu waroon def actes yi mu war a poser yëpp waroon a nekk dans le sens de rapprocher les positions xool moom itamit lu mu mën a bàyyi ndax moom moo leen war a fekk si d'autant plus que moom bii la war a jeexalee mu war a am une sortie honorable organisée pour la première fois dans l'histoire en tout cas du Sénégal président bi fi nekk du war a organiser ay élections pour keneen ki war a ñëw kon loolu xam nga dafa am ay actes yoo war a poser mooy jàmmoo nangam léegi nag yooyu nag est-ce que honorable justifié wul le fait que président Macky Sall nanguwul déglu bu waxee lii tey moo ne wax politique bi muy def noonu muusantu beeg yooyu te fekk dafa mel ne moom li mu tracé boppam mi ngi doxal. est-ce que nekkul ne troisième candidature boobu en réalité moo nekk ci xol bi moo tax mënul dégg mënu bokk ak yéen fi ngeen di waxee. merci mooy dinaa ci tontu clairement. xam nga président Abdou Diouf man opposé naa ko 20 ans. mais ni mu doxalee. ba jóge ci pouvoir bi. effacé na lu bare ci li ma ko doon reproché. parce que dafa rafet. dafa jekk. wallaay. dafa rafet dafa jekk. organiser élection maa ngi lay fàttali maa ngi lay xamal ne la tey xëy na scoop lay doon xam nga élection 96 local la woon de. parti socialiste da koo saboté. ma wax la ko tey. carte day gudd bu ñu ko bëggee fàttali. dafa jaxasoo. président Abdou Diouf jël parole ne dëgg-dëgg affaire bi ni mu doxee daal du noonu. ci la taxawale ONEL. évidemment opposition bi xeex na. mu recevoir ñu. c'était la première fois man. ba may politique ba 97. musuma bu may romb palais présidentiel sax damay xool à droite pour bañ koo xool. ci la mas a dugg ci palais présidentiel. ñu waxtaan ak moom jubóog moom après mu teg affaire yi di teg. ba lépp tegu ci yoon. loolu duma ko fàtte jamais. bu muy gunge président Ablaye bi ko président Ablaye di gunge. muy génn mu rafet. bon Ablaye noonu la def. ak moom daal di ne ñaan nanu ñaan. wallaay ndeysaan mu rafet ñaan. Macky Sall mere naa ko lool. ànduma ak moom ci ni muy doxale mais am na nu mu doon def. mu rafet trop. je crois que ñu bare bu dul ñëppit ñu bare dinañu. fàtte ay yu mu defoon te ànduñu ci ak moom maanaam wax ne du def troisième mandat ba pare taxaw ci régler ba lépp tegu ci yoon dégg nga wax ji bu baax loolu su ko Macky Sall defoon d'abord kenn dootu ko attaqué déedéet mbaa soo koy attaqué da ngay perdre ce temps on va dire parce que loolu bu boobaa day daal di ubbi un débat programmatique. tout à fait un débat de vision un débat de projet de société. exactement parce que comme kii fi ne. nekkatul candidat kon yow fokk di nga wax ak sénégalais yi. loo nar a def soo jotee ci réew mi. exactement carte gën a oui kii ne nii laay def du ma ko def kenn nee laay def kenn bu ko sénégalais yi déglu. muy am jogante yu leer. yu leer a leer bon. bëggu koo def. dëgg la. mi ngi wax ne parce que bu ko defee kenn dootul liggéey nanga mais attention mais kon xanaa ñun nit ñi duñu ay kilifa duñu ay mag duñu ay mukallaf duñu ay responsable mel ni kuy traité ak ay gone yu 10 ans 12 ans non donc
loolu mooy jafe-jafe bi gën a garaaw ci réew mi bu ko defee ñi ngi comprimer ay cin tout à fait cin yoo xam ne ñi ngi bax waaye mu teg ci tànkam déjà ci biir kaam am na ñu bëgg a nekk candidat mënuñu ko parce que voilà ku ci xaw fësal ba voilà ku kii rek mu ngàdd la alors opposition bi jàpp na ne mi ngi waajal 3e mandat te opposition bi du ci d'accord waaw te bu nu ca yeggee aussi lu mu laaj dinañ ko jox ah oui lu mu laaj dinañ ko jox donc loolu moo tax ma yaakaar ne su amoon ñu mën a wax ak moom day dina baax torop ci moom mais sa neex na waxal te dina baax lool itam ci Sénégal dina baax lool itam ci Afrique parce que fii mu ne ñëpp a ngi am njàqare parce que Sénégal mooy ma xool actuellement mën naa ne c'est le seul pays africain francophone bu coup d'état mësut am. wallaay avant c'était Côte d'Ivoire Sénégal Gabon Cameroun. léegi ñoo ñëpp ku ci nekk mos nga coup d'état amaa Gabon coup d'état ba réussirut mais mu ngoog. man na gis nga. alors donc fii war na noo mën a continuer di joxe exemple. à l'Afrique. et ba tey c'est pas trop tard. waaw encore faut-il que mais fii mu aw fii laa la koy waxee jëmut kër. mais honorable émission bi jeex na si seen li ma desoon ci waxtu tëb na si sa nga ma am 1 minute rek sarax ma lu tax ma ni la est-ce que président nee nga sànq bu amoon ko mën a wax ak moom ak fi muy jaar. yoon bu bëri xaaxaam la wala bu bëri ban la ngiroo mun na fa judd est-ce que ku neex a wax la boo xoolee professeur Abdoulaye Bathily mi nga xam bu baax qui a fait une sortie boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ko rafet lu bare nañu ndax boo ko tënkee dani dafa ñaawlu le fait que appliqué wuñu conclusion assises nationales yi bu jàpp ne bu ñu tënku woon ci assises nationales yi wax kon Sénégal dina gën a naat jeu politique bi dina gën a clarifié wu te sénégalais yi dinañ gën a gis seen bopp ci yëf yi bu ñu ko mënee dëxëñee noonu waaye gis nga la mu jot ci ay xeer jógee ci côté bële mais dama jàpp ne loolu professeur Abdoulaye Bathily wax est-ce que c'est toujours possible parce que conclusion assises nationales yi boo xoolee ça s'adresse à tous les hommes politiques. Donc pouvoir wala opposition est-ce que c'est toujours possible nit ñi delluwaat ci appliquer waat ak ni nga gis ni yëf yi muy demee. ñu appliquer waat ko mooy dernière question émission bi si c'est may ma ko. merci Abdoulaye Bathily sama xarit la sama mag la maag moom defandoo nañu armée. ndeysaan ci temps Senghor. intellectuel la aussi. et puis faale très haut niveau et puis bon. faale wu leen sax oui faale wu leen. c'est sûr faale wu leen. c'est-à-dire maanaam Sénégal dafa am nit ñoo xam ne seen étoffe. wallaay. soo koy méngale ak li ñuy gis xam nga dafa am xam naa ci sa jarbaat yi lay bokk. ci ay 22 ans journaliste. dafa ñëw ci suñu anniversaire bu ñu doon def ci ba ñu nekkee xale. ñu àndandoo woon di xeex Senghor. ñu retrouvé wu Douta Seck. ba añ jot ñu def pause mu ñëw interroger ma ñu waxee ba pare. mu ne moom mësut a gént ne Sénégal am na nit ñu mel nii. mu ne ñii bi mu leen dégloo. ak di xool ñiy nekk ci télé yi di wax. danaan est-ce que. ah oui c'est le même Sénégal. est-ce que c'est le même Sénégal. alors donc Abdoulaye Bathily c'est un intellectuel. de très haut niveau. waaw joxe une analyse. voilà pointue. soo d'accordul. mais joxe argument. argumenté. mais ñoom. ay nit xaste ki la ñuy attaque. attaque yu baax yu baax. te attaque yooyu dafa mel ni. seen kilifa. waaw da koo neex. da kaa neex defe naa bu ko neexutoon. gars yi duñ ko doxale noonu. du demee noonu. alors ku jàpp nag ne yow noonu nga war a doxale sa affaire da ngay indil sa bopp problème. ba pare réew mi nga jiite nga indil ko problème. moo tax man gisuma. xam nga nee naa bu ma sañoon lee mooy am. mais gisuma lu loolu mën a amee. moo tax daal war na noo ñii politique
waaw ak ñi nekk les activistes les citoyens combattants war nañu gën a dëgëralaat seen ngemb jàkkaarloo ak Macky Sall ñi nga xam ne loolu du seen cër war nañoo ñaan añi mën a wax ak moom it nañ wax ak moom parce que fii nu jëm du sotti su yaakaaree ne mën naa foncer def li mu bëgg ba pare tëdd nelaw dara du ko ci fekk day nax boppam. loolu mooy magnifique mot de la fin. merci. honorable député Mamadou Diop Decroix sa émission jeex na ma bàyyi la nga tàggatoo ak sénégalais yi la doon teewlu. maa ngi lay gërëm Aïssatou di la sant di la ñaax. ci liggéey bi c'est pas simple. dëgg la. bon parce que réew mi moo mel noonu te seen plateau yi maanaam seen ëtt yi c'est des espaces de confrontation. ci contexte boo xam ne comme ni ñu ko doon waxee léegi. bu doon ne confrontation d'idées. lay doon nga ne ndax. waaye nit ki soo ko mënee ci xalaat. mu jéem laa fexeel. ci beneen façon. ñu fexe daal ba débat bi jóg defe naa moo mën a régler yu bare li ci des mooy ñaan jàmm ak salaam ci Sénégal ñaan jàmm jooju nag mu ngi tàmbalee ci ñaan ñi mën a suuxat jàmm ji yàlla xiir leen ci ñu jëfe luy indi jàmm ci réew amiin yaa jërëjëf. ma lay gërëm bu baax di la sant honorable député Mamadou Diop Decroix yow nag moom sénégalais yi dañu la amal njukkal bu rëy macha allah ndax sa taxawaay ci réew mi boobu dafa jiitu sama juddu donc te lu rafet rek nga xam te ñun ñii nga xam ne ay ndaw lañu di ay tuut tànk ci wàll wi man ma bokk ci am ñu am chance di déggoo yow tout le temps ngay gën a parfaire samay connaissance ci lii ndax Sénégal rek moo ñu ñor bëgguñu leneen lu dul Sénégal ndax tey lu gënoon yomb ci yow mooy nga kekku dem di joxe ay cours wala nekk say ndaxte ku ne xam na sa xarañte ci informatique mënoo nga dem jaay sa talent feneen mën na sa expérience ak sa expertise feneen waaye nga toog fii di xeexal sénégalais yi bu la neexoon tamit nga dem fekk ji fu mburu mi di xoyamee moo gën a yomb tamit donc mais nga toog te comme li nga wax sànq ni nga ko rappelé sama xol dafa tooy ndaxte effectivement ay image yu metti la si ñun ñu gis la si sa gis a ñëw na léegi pour donc mi ko ñu gis la ci ay xeex bu ñëwee ñu anam bu ñu la doon bu ñu la doon jàppee ñëpp ñaawlu ko ci kilifa gu doy na yow kon loolu yëpp mu xewee nag ci nguuru président Macky Sall kon effectivement bu ñu nee dafa am opposition bu xeexul yow dañu si keccat naa ngi teg la ne en tout cas ma lay gërëm bu baax di la sant honorable député ci disponibilité bi ngay am pas sax si ñëw samay émission mais ci tout le temps ma jël sama téléphone di waxtaan ak yow wala ñu toog ci ay bërëb di waxtaanee réew mi nga may jàngal di ma teg si yoon donc loolu dama la ci gërëm di la sant di ñaan yàlla mu bàyyi la suñu biir sunu kanam nga ñuy jiite dañuy tette ndaxte mag ñu mel na yow dañu leen soxla te dafa rek ngay def moo tax Barthélémy Dias keroog ba mu tuddee sama xol sedd di gërëm ñëpp Cissé mi ngi nii tey taxaw nangu micro bi di ñoom Pierre ak fële di gërëm ñëpp di sant ñëpp man leen jaw Glam Style by Mado ci make-up bi di gërëm ñëpp Moussa Sène si montage bi Cissé nag mooy yor production bi dig daje incha allah beneen dimanche ak beneen invité jërëjëf